jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte tey jii seen biir émission autour du micro di fi dalal soxna soo xam ne xàmmee nañ ko ci wàllu politique moom ci taxawaay bu mucc ayib di soxna Aminata Touré di envoyé spécial du président de la République ñu seetlu ko tamit mu nekk kenn koo xam ne dañ koy yónni ci dëkk yi nekk ci ay jongante ay élection mu leen fay teewal ci wàllu Nations Unies tey ñu fas yéene séq ak moom waxtaan parce que fan yi dégg nañ ko mu yëkkati ay kàddu jëm ci wàllu débat économique bu mu soxla ak maître Abdoulaye Wade bi ci njëkk moo di nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu doog a sóobu ci biir. waaw ñu nuyu leen bu baax yow it ñu nuyu la. sargal la ci liggéey bi ngay def. liggéeyu tasaari xibaar. xibaar nag dafa am solo ci démocratie. kon mën naa jàpp it ne seen wàll ci wàllu suuxat suñu démocratie. yéen a ngi koy dox yow it nga am ci wàllu am solo. jërëjëf. lu tax nga jóg rek ne da nga soxla débat ak maître Abdoulaye Wade. non demeewul noonu sax gaa ci discussion la woon yu ñu suivre mu am ci ay werante ci maanaam politique bi nga xam ne président Macky Sall am na ko ci wàllu koom-koom boobu ba tey ma ne woon nag li nga xam ne mooy liy baax pour sunu démocratie mooy toog waxtaan ak cër bi nga xam ne moom la ñuy jox aussi président de la République. ndax waxtaan aussi mooy tax xel yi gindeeku ndax yenn saa yi nga indi information boo xam ne xëy na boo xoolee li tubaab naan réalité des chiffres et des faits du méngoo kon day baax toujours ci démocratie bu nu yëkkatee kàddu ne lii doxul wala lii dox na ñu indi ci firnde yoo xam ne kenn du ko mën a teggi loolu rek la woon maanaam ci wàllu mais xam nga ne loolu provocation la Wade du mës a nangu débat ak yow. non provocation amul c'est-à-dire président Wade moo doon wax ne li muy wax bu fekkee ne nit ñi dañ koo bëgg a weddi nañu ñoo wax ko ñu ne ko nag bon c'est doon na baax ñu discuter ak ku mënti doon sax parce que effectivement président de la République bu toll ni maître Abdoulaye Wade am na man sama wàllu boobu cër boo xam ne fa la war a ne te fa la war a des. man noonu laa gisee. ku xas ba yegg ci bopp réew man dama am taxawaay boo xam ne moom la ay xaar ci yow mais toujours rek discuter Sénégal yi xam li nga xam ne moo xew xam jéego yi nga xam ne biñ ñëwee ba tey régime président Macky Sall ñëwee 2012 ba léegi jéego yi nga xam ne def nañ ko ci di ko waxtaanee ak mbokk yi day am solo donte aussi dañuy nangu ne war nañu continuer liggéey bu baax a baax a baax. waaye xam nga ndar xëyul sotti waaye nag mën nañoo jàpp ci fànn yu bare am nañ ci avancement yu am solo bi nga xam ne moom laa ci njëkk a bëgg a yëkkati te mu amal solo ñëpp parce que ñun ñëpp ci bokk yem mooy li ñu naan panier de la ménagère maanaam boo jëlee sa panier di dem marché wala nga dem di jël sa ration. boo xoolee li ñuy dundee ci juróomi at yi ñu génn daanaka li ci njëkk yokk bëriwut. mais loolu ba ñu koy wax Sénégal yu bëri dañuy wax ne dafa mel ni léeboog lippoon li ngeen di wax ak li am sur le terrain dafa méngoowul. non papa léegi xam nga loolu pour nga vérifier ko yomb na da ngay jël la saabu doon jar 2012 nga seet li saabu di jar presque 6 ans après nga jël essence la mu doon jar 2012 ak la muy jar léegi xam nga yooyu mooy discussion yoo xam ne yomb na da ngay dem rek contrôle économique wala nga xool la xam nga li dund bu daan jar xam nañu ko. Sénégal mosuñoo toog ba courant wàcc fi musta mosuñoo toog ba gasoil wàcc fi kooku nag aussi même boo farutee ci politique da ngay nangu ne loolu it am na donte war na noo continuer liggéey pour koom-koom bi gën a yaatu nit ñi gën cee gis seen bopp surtout xale yi aussi gën a mën a aussi maanaam yor lu ñu yoree seen i kër lu ñu amee ay soxna ak yu mel noonu donc liggéey bi toujours day xal di continuer mais aussi li nga xam ne moo indi woon waxtaan wi mooy président Abdoulaye Wade ba mu demee Touba sax daanaka def naa ne ñaan ak déglu ndigalu borom Touba moo fay yóbbu nit boo màggalee politique nag loolu nag moom yéen ñëpp a fay politique parce que président Macky Sall bu ñëwee foofu day wax ay projet mi nam mu def Touba yéen ñaar ñëpp fupp yem atte non xam nga même Idrissa Seck laa dégg mu dégg na loolu du ma wax politique moom laa dégg mu ne politique yi ma fi mais Macky ba mu demee wax na fa ay Ila Touba am ay projet mi mu bëgg a def Touba Wade tamit ba mu demee en tant que secrétaire général du PDS tamit wax li mu wax. non xam nga waxtaan moom boo demee ba dëkku borom Touba sëñ Touba. nga doon chef de l'État
normal na aussi ci waxtaan wi nga ne leen lii day mooy sama yéene lii ndaxte aussi dañ lay indil aussi liñ naan ay doléance nga wax ci sa yéene wax la nga defoon kooku am na solo la ma cay wax mooy surtout ton bi foofu du béréb bu werante politique du béréb boo xam ne bii béréb mu voilà xiiroo la surtout que moom yomb naa muñ ndax màggal gi moom ñaari fan lay doon ba ñett ku ne ñibbi donc loolu it dafa di loo xam ne war nañu koo respecter waaye pour dellu si waat ci waxtaan wi affaire u boru Sénégal lañ doon waxtaane endettement voilà maanaam mais li ngeen lépp dafa bari waaw loolu la wax loolu la président wax président Abdoulaye Wade ak directeur FMI man ma tontu ci ne xam nga booy xool dëkk yi ñu nga xam ne ñoom ñoo am avancement ñu ko ràññee ci dëkk bu mel ni États-Unis 120% wu bor la am bor du aayul bor moom ngay liggéeyee sa dëkk ndax munoo xaar rek xaalis bi di dajaloo xam nga li bon mooy nga jël lu toll noo 90 milliards def ko ci ab festivalu fecc ak way man ngaa respecté naa li artistes yi di def respecté naa artiste parce que artiste aussi day indi contribution am ci culture respecté naa aussi kiy way waaye nag bu fekkee ne dañu am ay priorité ca joobay jamono président Wade mi nga xam ne moom waxu bor lay wax 90 milliards def nañ ko ci ay boru festival ana dossier boobu xaaral ma pare ci moom kay dama lay wax rek donc xam nga kooku waxtaanee bor moom bu boobaa d'accord mais voilà dossier boobu waaw pare wu ma ci dossier booba nañu mujjee def mooy Sénat américain bind état du Sénégal ci ay bor yoo xam ne ba tey kenn fayu ko te pourtant dépensé nañ ci 90 milliards xam nga yooyu dañ koy fàtte pourtant soriwul 2012 soriwul ma indi beneen cas muy xam nga am nañu fer boo xam ne ma nga boru Kédougou am ci ñoo xam ne ñi dañu ñëwoon am ci contrat pour génne ko ci suuf parce que ci biir suuf si la ne ñu mën ci am comme ñu tuddee leen Kumba Resource ñu jox leen contrat bi président Wade mi boobu président la toog ci ay raison am moom moo ko yor lu tax mu def ko moom moo ko xam nangu seen contrat jox ko Mittal ci lu dëppoowuloon ak yoon ñooñu tudd Kumba Resource dem tribunal arbitral bu Paris ñu daan fa Sénégal ñuy fay 75 milliards yoo xam ne ci décision boo xam ne moom la jëloon te dëppoowul ak yoon mu yokk ci bor bi mu yox donc ñaari kaa ngi noonu yoo xam ne yi ci bor bi nga xam ne naan Sénégal dafa bari bor mais moo ko ci indi te andiwul benn koom-koom ci Sénégal xam man loolu lan laa ci dul d'accord ak yéen waaw Macky Sall moo toog ñëpp di ko seetaan mu ne maa jël dossier Fesman teg ci sama loxo seen wareef ba ngeen faloo 2012 mooy leeralal loolu yëpp ku def ñu xam ne yow yaa def mu leer ci bëtu askan bi yëpp mais ngeen nangu jël dossier yooyu dugal ko ci tiroir bi tey ngeen bëgg koo taxaw bëgg ko politiquer sénégalais duñ ko non loolu du lu ñuy politiquer dañuy waxtaan président moo jël décision am la mu wax et puis ña nga xam ne yoroon nañ ci bor évidemment doo toog ci télé bi di expliquer lépp topp nañ leen pour ñu fay ca bor ba américains yi congrès américain yi nga xam ne yore nañ leen xaalis ña leen waroon a fay doon ay sénégalais topp nañ leen pour ñu fay leen lépp ca président wax mooy am na loo xam ne lii aussi xëy na bu ko defee day nuru ne ma ngay topp njaboot ma ngay et cetera mais képp koo xam ne kii waroon nga cee fay sa bor topp nañ la pour nga fay ko ci mais li ma doon indi foofu mooy dafa am solo aussi yooyu ñu koy wax sénégalais yi parce que boo nee dëkk bi bari na bor yëpp président Abdoulaye Wade jëloon yëpp dañ koy fay fi ñu toll nii. dañu ko fi toll mais est-ce que yéen tamit seen bor yi ngeen jël yéen a ngi koy dugal fi ngeen ko war a dugal mu jëriñ askan wi très bien parce que ay terre ngeen di wax fii ay terre la ñuy wax fii ay Ila Touba ngeen di wax fii loolu yëpp bor yooyu ñuy wax nag boo ko boole mu nekk ci 1000 milliards dañuy wax ne bon concrètement lan lay jural Sénégal voilà kooku waxtaan wu am solo la xam nga bu ma passé 90 milliards yi nga xam ne fecc ak way la woon xam nga kooku andiwul dara ci koom-koom li nga xam ne daan nañu ko parce que jël nañu alalu jàmbur jox ko keneen ci lu dëppoowul ak yoon loolu ba tey ci bor bi la bokk xam nga kooku du indi benn avantage ci koom-koomu Sénégal waaye boo jëlee tey li nga njëkk a wax muy Ila Touba da ngay jàpp ne rek du jëm Touba am na solo lool suñu mbokk yay dem di ziyaare centre bu mag la waaye boo xasee ba yegg si Touba ca na mu gën a gaawee yaa ngay yegg si jëm dans le nord ca na mu gën a gaawee yaa nga jëm ci suñu goxu Saalum ba ca na mu gën a gaawee foofa nag lay jógee ñu mën a am autoroute boo xam ne mën naa dem Kaolack
ba ëllëg ak si biir mën a dem Tambacounda. kooku noonu lañ ko war a gisee portée économique bi Touba mu ngi ci xolu Sénégal booy seet xoolal jëlal carte Sénégal nga xool fi Touba toll. point de desserte la boo xam ne bii da nga dem jëm ba Gambie boo wàccee da nga continuer dem Tamba da nga continuer dem Saint-Louis sax da nga continuer dem Fouta. donc loolu aussi day gaawal suñu koom-koom. am na solo circulation ni nga mën a gaaw di circuler marchandise yi muy dem ak dikk day wàññi frais am na solo mooy aussi li ñu wax ci TER bi kooku sax war nañoo balaa ñoo wax ci TER bi wax ci aéroport bi bu ñu ko bàyyi woon bi mu sanc dafa am solo moo ko sanc xam nga nag dafa am vision. mais xam nga yaa ko doon xas ci Facebook bi dafa am vision non du ma xaste mukk autoroute à péage vision la AIBD vision la bien sûr mais kooku kenn weddilu ko kenn weddilu ko de ni Abdou Diouf amee vision ci yu bari Senghor amoon vision ci yu bari Macky Sall nar a am vision keneen ku topp ci Macky Sall amaat vision loolooy construire réew boo xoolee suñu dëkk yi wax naa ko boo xoolee dëkk tubaab yi buñ naan cathédrale diw tabax na cathédrale du ci benn buur lay doon de ndax ci ay 60 ans am na ci ay cathédrale ci ay 1 siècle lañ ko construire loolu noonu la réew di doxe mais bu ñu jëlaatee aéroport bi bu ñu toppee woon rek schéma montage financier bi nan ko bàyyee woon kon suñu bor bi ñuy wax daanaka gën naa yokk di dem président Macky Sall bi mu ñëwee danoo mujj arrêté lépp xool contrat ya fa nekkoon am na ci ñoo xam ne bi gouvernement bi changé ñi nga xam ne ñoom la ñu joxoon gestion wu aéroport ba gouvernement changé bi lañ leen gëj a dégg ndax ci amoon na ci contrat yoo xam ne du woon intérêt Sénégal kat njëkk a tabax aéroport ba bor ba nga xam ne imposé na ko Sénégal ne ñoo ko yoreel mais président Macky Sall dafa taxaw ne lii mënuñu ko fay duñ ko fay parce que lii du intérêt Sénégal xaw ma ku signé woon yooyu dossier régime bi fi nekkoon na ko signé woon mais mu taxaw ci ne non dañuy renégocier ba am ñu ñëwaat indiwaat seen xaalis indi bor ba mu gën a wàññeeku mais aéroport boobu dafa am solo parce que réew aussi boo amee ambition ni Côte d'Ivoire amee ambition parce que ñun ñaar la ñuy naatable ak Ghana foog nga am liñ naan ab portuaire maanaam am nit ñi di mën a ñëw seet Dakar dem Paris dem États-Unis dem Brésil loolu foog nga am aéroport bu ko attan donc foog nga def ci koom-koom foog nga def ci xaalis ñaareel bi mooy aussi TER bi nga wax TER bi train rapide bi Banque mondiale wane na ne ci suñuy embouteillage ak di naajee liggéey ak di yenn activités yi nga xam ne bëggoon nga ko def mënoo ko def dañ koy xayma ndax ñoom bay boroomu xam-xam lañu Sénégal dina ci perte presque lu tolloog 20 milliards par at kon bu fekkee ne mën nañoo am maanaam moyen boo xam ne circulation bi ci biir région de Dakar day yokku day gën a gaaw loolu aussi day baax ci suñu koom-koom nit ñi di mën a dem ak dikk rapidement waaye yemul foofu TER bi président Macky Sall li mu wax mooy dafa bëgg aussi raay ba bu yeggee fa mu yegg mën a dem ba Tamba bu demee ba Tamba fekki daanaka raayu Mali waaye la ci ëpp solo bu ñëwee ba Tamba war naa dem foofu ci Falémé bi fi nga xam ne fa la maanaam weñ bi nekkoon donc loolu yëpp boo ko xoolee boo ko seppee noonu rek da nga naan lii cher na waaye boo ko boolee ci planification waaw mais da nga koy boole ci planification développement la 186 milliards yooyu dana la jural alal bu ëpp li nga xam ne li nga ci def saa noonu lañ ko gisee aéroport bi le privé yi di wax mooy lépp li ngeen ko jël muy activité ngeen jox ko société française yi privé sénégalais yi nekk fii lu tax non du noonu forcément parce que aussi ñoom dañu am expérience bi xam nga réew aussi da ngay nangu ne am nañu la ëpp expérience yow booy da ngay tukki di dem ak a dikk gis nga aéroport Charles de Gaulle ni mel et cetera ñoom am seen expérience boobu la ñuy indi bu ñu ñëwee kay lañ leen di exiger mooy ñu liggéey ak ay nationaux yu fi nekk parce que exiger wuñ leen ko malheureusement si loolu booy xool il faut que ñuy génne dossiers yi di ko xool bu baax a baax a baax nationaux yi bëri nañ ñoo xam ne seen loxo dina ci dugg Turquie ya fa nekk dañuy liggéey ak ay sénégalais ñu teg leen ay obligations sax ci ni ñu war a recruter nit ñi ne ay sénégalais ngeen di recruter da ngay di liggéey ak ay entreprises yu gën a ndaw ngeen sous-contractuel mais loolu aussi la ñuy discuter ak ñoom loolu lañ leen laaj bu ma fàttali na ne fii am na fi benn loi boo xam ne day suqat partenariat public privé mais privé aussi parce que dañu ne képp koo xam ne def nga fii demande ne da nga bëgg par exemple am BOT ñu jox la ko dañ lay jox obligation pour que ci lu tolloog 20 ba 30% nga liggéey ci ak ay sénégalais noonu la ñuy tabaxee suñu secteur privé national
bu ko defee bu ñu demee ba 10 ans 15 ans 20 ans dootuñ soxla xëy na français yi di ñëw wala chinois di ñëw wala keneen di ñëw boo xoolee Chine fa lañ jaar boo xoolee Inde fa lañ jaar donc mais loolu foog nga dugal ci alal pour alal bu gën a mag mën laa fekk si noonu la demee li bon ci bor mooy nga bor ci boru puukare te loolu lañ daan def avant dafa bëri woon boru puukare boo xoolee par exemple bu ñu dugalee 300 milliards ci PUDC nga xam ne dëkk yu ndaw yi la loolu aussi alal bu baree bare la mais day indi rendement boo defee ay piste soxna yi nga xam ne dañuy bay yor seeni légumes wala yu mel noonu tamaate jeeg soble si nga xam ne avant du mun a yegg si ci tali bu mag bi day yàqu léegi boo fa defee piste mën nañ ñëw ci marché bi nga xam ne ci tali bu mag bi la ne loolu day yokk koom-koom ci dëkk yu ndaw yi noonu la ñu war a gisee xaalis rek boo ko dugalee xalaatal rek ne dugal naa xëy na 100 milliards waaye dans 3 4 ans 5 ans dina ma indil 400 ba 500 milliards économie noonu lay doxee. waaw tey war nga am lu la naqari de ba nga gisee CREI yi doxul nu mu war a doxee te nga yow di nga engagé woon ci trop. waaw CREI yi moom ay magistrats ña nga fa xam nga li taxoon aussi mu bëri woon coow c'est que dañ ko tàmmuloon parce que dañuy fàttali ne président Macky Sall créé wul CREI. Abdou Diouf ko créé voilà dañ koy fàtte. daf ko yeesalaat rek mais defe naa ne raison ba taxoon président Abdou Diouf créé ko raison bu baax la parce que aussi koom-koom bi ñuy wax yépp xaalis bu bari bi bu jaarul lay fa mu war a jaar mais résultat ya nga cay séntu doo ko am mooy indi Afrique aussi tardé parce que luubal bi dafa bari waxuma rek ne africains yi rek ñoo xam corruption yi ëpp sax booy seet ci dëkk tubaab yi la ëppee ku mel ni Bernie Madoff la mu jël ci xaalis kenn xamul nu mu toll ab tubaab la waaw gis nañu aussi scandale yoo xam ne yi day am France ba ci amoon ab candidat sax voilà du ma ko tudd daanaka looloo tax ñu seppi ko ca mbir yi donc am na solo lool ñun en tant que citoyen ñu bañ a jàpp rek ne bu ñu indee ku ñu woo pour mu leeral gestion am ñu ne dañ ko bañ loolu aussi war naa génn ci xelu sénégalais yi dafa war a gën a dox dañ ko war a gën a doxal du liggéey bu yomb aussi du liggéey bu yomb du liggéey bu yomb CREI Karim la Ablaye Balde xam naa dossier am léegi ñu tëj ko sax moom jeex na non kooku ak tey bu jaay bi nga xam ne da ngeen ko bëggoon exhiber comme trophée de guerre rek non bu ko gisee noonu Pape Alé du liggéey bu yomb 25 personnes yi ngeen limoon ñen ñoon ci topp waaw mais liggéey bi dafa war a continuer man boo ma laajee suma avis xam nga ne loolu laa lay wax parce que loolu noonu la war a demee dafa war a continuer du lu yomb mais li ma la doon wax à côté mooy bu ñu jàpp rek ne politique mooy lal yu mel noonu non parce que bu ko defee buñ xalaatee noonu rek man soo ma dénkee kees ma def ci li ma neex dem bokki ci parti bi nga xam ne moo nekk au pouvoir te dara du ma ci fekk boo ko defee sa morom def ko mooy indi tardement mais loolu la ñu seetlu non pas nécessairement yéen doo leen tëj seen nit Aminata non mais c'est-à-dire nag génn na fi rapport ba tey jii ñi ci tudd kenn woowu leen waaw xam nga CREI yi mennum Karim Wade lañ ci topp waaw mais xam nga boo nee menn Karim Wade dama lay fàttali ne aussi man sax du may commenter ci dossier yoo xam ne jeex na parce que moom condamné nañ ko justice sénégalaise moo ko condamné fii ngeen toogoon yow mi sax je me rappelle naan le ministre de la terre de la mer et des airs ñu jox ko lu tolloog moitié budget Sénégal waaw mais kooku nag aussi bu fekkee ne alal bu toll noonu la amoon ñu yóbbu ko ci yoon condamné ko loolu avancement la après ngeen grâce loolu avancement la ko exilé ko mu dem waaw mais kooku moom sa commentaire la mais tëdd na ñetti at daan nañ ko gore tëdd na ñetti at ñu daan nañu ko mu war a fay lu toll ni alal bu bare bon président bu fekkee ne baal na ko kooku ci décision président la voilà mais tëdd na fi ñetti at loolu ma sa am 140 milliards bu lu ma leer mooy amu leen ci 10 milliards yoo leen jàpp waaw non loolu moom boo vérifié woon sa ay sources di nga xam ne yow ëpp na loolu di dem yow tamit 10 milliards oui ëpp na loolu di dem dama lay suggérer nga invité ministre de la justice mu gën la cee leeral booba sax ci suñu consultant yi la bokkoon mooy ministre de la justice bi tey donc li ma la bëgg a wax rek foofu Pape Alé te yéen ngeen am ci rôle bu important bu ngeen war a jouer mooy lutte contre la corruption maanaam këpp kees kooku aussi dañ ci war a am attitude maanaam citoyenne nit ñi nangu ne
c'est pas parce que Pape Alé dénk naa ko responsabilité wala Mimi Touré ñëw di seet keesam dama koo bañ wala damaa bañ mu am ambition politique déedéet kon day yomb xam nga kon bu ñu defee loolu lu muy def ku ne da ngay dem ca politique bala ut foo làqu ñu jox la kees nga def ca loo ca warul def bu ko defee duñu avancé. d'accord naa voilà man noonu laa ko gisee. mais ñun li ngay wax noonu dañ ci man dama ci d'accord ak yow. mais dañoo wax a wax mais ñi nga xam ne ñoo war a exécuter. ñoo exécuté wul. rapport OFNAC génn na fi. ñu teg ko ci kaw table bi ñu cité ci ay tour ñoo xam ne ñoo yor kees jamono yi ñoom ñi ngi bokk ci parti bii di APR ñëpp xam leen ñu investir la noonu sax ci législative yi mais boobu ba tey jii. mais Pape Alé gis nga loolu nag aussi du toujours loo xam ne dëppoo na ak la réalité parce que dafa am aussi li ñu naan procédure contradictoire doo ñëw rek accuser ne diw jël na. te diw joxuñ ko opportunité moom it mu expliquer boppam néew ma fi pour défendre qui que ce soit man ku nekk sa crédibilité sa li nga wóoloo sa bopp yaay défendre sa bopp noonu défendre ma kenn mais principe yi lay wax dafa war a am aussi procédure contradictoire parce que am na ci koo xam ne OFNAC cité nañ ko ëlbatiku na porter plainte contre OFNAC. waaw d'accord est-ce que xam nga ne loolu am na. mais loolu ñu bëri xamuñu loolu. ne lii nga xam ne moom lañ koy toppee amul. te bëgg naa dem ba tribunal ñu leeral loolu. waaw loolu dañ ko yóbbu tribunal ñu réglé ko. donc ma nga fa tege. kooku dafa ne li ñu ma toppee mësta am lii c'est une atteinte à ma propre intégrité morale maa ngi porter plainte contre institution bi xam nga ku def loolu xëy na wóolu nga sa bopp waaye yooyu yëpp du ma ci dugg donc c'est pas forcément rek parce que OFNAC nee na que noonu la war a demee. tribunal buñ la fa wooyee yow sa bopp sa xalaat dañ la jox avocat nga défendre sa bopp donc loolu yëpp aussi da ciy am mais dañuy fàtte benn aspect bi mais ci principe bi man li ma d'accord te ma recommandé ko mooy képp ku ñu jox kees chaque année war nañ la auditer man loolu laa gëm ku ñu jox kees yow ci sa budget sax war ngaa ut parce que ñun ñu liggéey ci ONG yi ak Nations Unies noonu lay demee ñun dañu daan auditer tous les jours chaque année xam nga ne béréb sàngam bu jotee auditeur baa ngi ñëw te yow ci sa budget bopp yaay fay auditeur bi mu ñëw te mooy gën sax parce que di nga setal sa der di nga ne suma gestion leer na loolu it ci proposition yi xam nga war nañ ko mën a def boo amee un budget d'exécution jël ci pourcentage boo xam ne pour auditeurs yi la audit bi buñ ñëwee dal di la saytu yow yaay saytu sa bopp teg ko ci taabal ji loolu it aussi ci proposition yi nga xam ne parce que toujours démocratie ak état de droit dañ koy suqat di ko avancer loo mais rek na fekk yéen it ngeen jàppale ci ki jël décision ñu xam ne loolu lu principe la. fàttali naa président na ko 25 personnes nga listé woon ci CREI yi boobu ba léegi ñi ngi xaar te léegi sa mandat jeex boobu ba léegi ñi ngi xaar xaw ma nag fan nga ci toll mais dañuy tànqam lu rek. non mais magistrats yi aussi ñoo ciy liggéey magistrats yi sax lañ war a gën a interpeller que qui que ce soit parce que seeni dossier bopp la donc ñoom it ñooy seet naka la ñu ko. kon magistrats yi nañ ko war a jéngu leen jël dossier yooyu. ñu xam seen tif ak yooyu yëpp koppar yi fan la jaar mais soxna Aminata ñu bëri da la doon xaar présidente assemblée nationale. lu tax investir wuñ non loolu moom histoire bu passé la politique moom voilà. c'est des hauts et des bas. mais loolu histoire bu passé la loo xam ne lii lu sax lu ñuy digérer wala ñu dul digérer politique moo am ay réalité xëy na. réalité ñëw différente de li nga xam ne xëy na moom nga bëggoon mais du tax aussi nga tàggoog sa sago loolu ci ëpp solo du tax nga tàggoog sa sago parce que ambition politique moom ku ci ne la awma ambition doo ko gëm ku ci ne la awma ambition doo ko gëm te ambition yooyu li tax nga koy bëgg mooy pour mën a changer li nga fi fekk ne sama contribution su ma yegsee ci béréb sàngam ci laa ko gën a mën a exprimer pour mbir yi gën a avancer loolu indi ambition te ku ci ne ci politique def naa loolu la ci bàyyi du forcément la nga cee am ci wàllu xaalis ndax am na liggéey yu ëpp xaalis ne ci politique moom. ak te coono beeg coow li xëy na du toll ci la ngay am ci politique. mais bon yenn saa yi circonstances yi et cetera mooy tax ba xëy na du antu mais du dindi dara ci sa engagement parce que boo koy am du rek man ambition bi moom ma ci bàyyi. c'est aussi voilà bu fekkee ne gis nga ne régime bi nga bokk quand même jéego yaa ngi jëm kanam. war nga koo continuer soutenir da nga koy def parce que nag aussi dund nañ ba pratiquement 50 ans te newuñ ci gouvernement. ci suñu liggéeyu bopp lañ newoon. 2012 ci la am 50 ans man
donc ca boobu ba tey it ba ma lay xam yow maa ngi liggéey boobu yow. yaa ngi ferogo ijji donc ferogo woon ijji donc pour te dire que bon ñu ngi ciy liggéey mais noonu rek la demee moo tax après dama woo sunu camarades yi ne leen xel yi dellu si ñu fexe ba soutenir suñu majorité parce que régime nag aussi dañ koy soutenir parce que y a pas toujours des jours faciles du toujours lay yomb. c'était des jours difficiles quand même. non élection moom boo ca demee rek xamal ne coono lay xaar élection moom mënta yomb surtout ci démocratie lañ ne. tey jii ñu ngi lay séntu président du conseil économique social et environnemental. non xam nga fu ngeen may séntu. ci engagement renouvelé bi ñu continuer li ci ñëw aussi ñu xam ne voilà. mais jot nañu am poste aussi bu. mais j'ai été ancien premier ministre loolu bu leen ko fàtte aussi j'ai été ministre de la justice donc voilà kooku aussi jàpp naa ne poste yu am solo la ñu woon du parce que rek toujours da nga ciy ne parce que poste ba de la bëgg extraordinaire à chaque fois ñuy xool Aminata dafay mel ni y a des relations très compliquées moom ak Macky Sall ou moom ak entourage Macky Sall wala y a un problème de confiance. oh non bon yéen vous êtes. non c'est mooy foog ngeen apprécier mais li ci ëpp solo mooy am naa suma engagement auprès de mon camp je crois que loolu kenn natable wu ko du ma teg tànk Ndar teg tànk Dakar xaw ma loolu li ma xam mooy su ma nekkee dans un camp damay engagé wu ci camp boobu bëgg mu gagné la ma cay naqari danaa ko régler fa ma koy régler voilà mais li ëpp solo mooy une bonne mobilisation de nos troupes de nos responsables ñu wane bilan bi nga xam ne am na parce que bilan bu am solo la je pense en 5 ans dañu ko apprécier wul sax nañ ko waroon a apprécier parce que am na ci yoo xam ne soriwul ay révolution en termes de pratique bi ma ci gën a neex man contrairement xëy na da ngeen naan voilà bonne gouvernance bi am na solo mais c'est surtout soutien bi nga xam ne indil nañ ko population yi nga xam ne seen doole bariwut mooy à travers bourse yi war nañu sax def ay enquête gis impact bi mu am ndax nit nga fekk ko ci yenn coono yi musta doon fonctionnaire xamul sax fu état ne jàngut nga ñëw indil ko fa ndimbal goo xam ne gi en tant que citoyen nga ko jox mu mën cee faj soxla primaire def naa ne loolu lu am solo la te loolu damay ñaan mu gën a yokk mais damay ñaan aussi personnes yi nga xam ne ñooy bénéficier ci bourse yi ñu gën a wàññeeku voilà loolu la ñuy ñaan ñooñu la ñuy ñaan. bu ko defee voilà. sa dernier message lan lay doon. waaw xanaa nuyu sunu mbokk yi nuyu aussi sama mbokk APR yi woo leen ci ñu doon parti. voilà ñu mobiliser wu. ñu doon parti quoi. parti buy gagné la c'est loo ci mënti wax it ñoo fal président de la République ñooy l'épine dorsale. ak ngeen am stratégie de Benno Bokk Yaakaar. mooy jaxase carte yi ñi duñ jot carte. ngeen fexe ba ñi jot carte ngeen gagné ay ngeen de. ci non c'est-à-dire Pape boobu nag xaw ngaa am li ñu naan subjectivité ndax électeur moom dañ koy wàññi rek voilà ka ñëw ca carte ka ñëw soldaalam ñëw dugal urnam kooka la ñuy compter te booy xool quand même ñun ñooy la grande majorité mais du ñu naagu te du ñu am arrogance aussi dañuy toujours dem. j'espère voilà surtout ci jeunes yi waaw mais am na fépp. non am na man néew ma ne ñun ay opposant bu arrogant moom amul njëriñ. gars yi duñ ko déglu mais ku nekk pouvoir am arrogance moom sincèrement. non mais je pense que du président ci attitude am du melul noonu te def naa ne aussi loolu mooy recommandation am parce que nag aussi humilité wàcce sa bopp ci concitoyens yi waxtaan ak ñoom loolay dëgëral confiance. boo leen sore sénégalais moom ñëpp xam nañ ko voilà boo ko joxee cëram mu déglu la jàppale la am na loo koy wane mu war la boppam kooku moom ku ne ci politique ak ku newul ci politique xam nga loolu mais surtout sunu camarades yu APR yi surtout suñoo bokk parti Benno Bokk Yaakaar voilà ñu remobiliser wu waat bu baax a baax dem aussi ci jogante bi nga xam ne c'est dans un an et quelque soreetul. incha allah rabbi ñu fekkee ko ñun ñëpp. jàmm jërëjëf soxna Aminata Touré di sant di gërëm mbokku téléspectateur di leen di daje incha allah seen beneen émission autour du micro.